cumul de fonction maanaam daal ki nga xam ne nag moom moo nekk njiitu réew nekkaat tamit njiitu parti politique loolu moom waa société civile lañ ca bëgg moom mooy daal ci nu mu gën a gaawee nañu ko waxtaanee fexe nag ba indi ci ab saafara ndaxte mënatul wéy ci wàll gi ni mel sax tey ji culikaay bii di Sud Quotidien seq ci waxtaan ak Moundiaye Cissé nekk secrétaire exécutif bu ONG 3D Valdiodio Ndiaye expert électoral bokk tamit ci kuréel bii di COSC ak tamit Ababacar Fall bokk ci kuréel bii di GRADEC ñoom ñëpp daal di ñëwaat nag ci lan moo waral ñu war a indi coppite jëmale ko nag ci wàll gi ni mel beneen poño gi nii tamit ñu koy waxtaanee ci wàllu dialogue politique bi muy wàllu arrêté Ousmane Ngom te muy tere nag bépp manifestation ñu koy amal nag ci xoolu Ndakaaru tey jii ci biir culikaay bi di Sud Quotidien suñu naataango di ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne maître Ousmane Ngom moom mi nga xam ne nag moom moo fësaloon arrêté boobu wax na ko nag jëmale ko ci wàll gi ni mel ci waxtaan gi mu seq ak waa Sud FM ak tamit Sud Quotidien maître Ousmane Ngom di fàttali lan moo waraloon sax ñu taxawal nag arrêté Ousmane Ngom ndaxte moom daal di ne xamle ne xolu Ndakaaru ba waruñoo bàyyi nag ñu fay amal ay manifestation ndaxte foofu bëri na ay kuréel bëri na ay hôpital ak tamit yeneen kërub liggéeykaay yu fa nekk yoo xam ne dañoo am solo te su fekkente ne nag bàyyi nañu nit ñi di fa manifester ba nag dafa naka sudul noonu bu boobaa moom kenn du xam fan lay mujjee loolu kon autolikaay bii di Sud Quotidien la mu ca gis moom mooy ne wàllu arrêté Ousmane Ngom bi moom ba léegi coow laa ngi ne cour autolikaay bii di waa Grand Place ñoom it daal di nañuy taataan ay kàddu maître Ousmane Ngom te mu nekkoon fi joriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi mu fësal ay kàddoom tamit jëmale ko ba léegi ci arrêté Ousmane Ngom di xamle ne faw ñu daal di jël ay matuwaay ngir gën a indi kaaraange ci xolu Ndakaaru dem ci najëb conseil des ministres autolikaay bii di Libération moo ñuy xamal ne njiitu réew mi dafa daal di mer ginnaaw ba mu déggee ne am na koppar gu takku goo xam ne nag dañu koy jël ngir di ko dugal ci ministère yi ngir war a mën a jënd ay oto autolikaay bii di Libération mi ngi ñuy xamal ne ca ARTP 147 millions de francs CFA la ñu soxla nag ngir jënd ñaari oto fa li nga xam ne nag moom mooy ca ministère de la justice 460 millions la ñu soxla ngir jënd ay oto ca ministère de la microfinance 198 millions ca ministère de l'agriculture 118 millions ak tamit secrétariat général du gouvernement 65 millions la ñu fa soxla autolikaay bi di Libération du ñu xamal ne njiitu réew mi ba mu ko déggee nag la daal di fëgg ci taabal bi xam ne sax ne léegi moom daal di nañuy dakkal bépp jënd gu ñuy jënd oto ci biir ministère yi agence yi ak société nationale yi autolikaay bi di Le Soleil li ni mel tamit la daal di fësal ci xëtam bu njëkk di xamle ne sax dinañ ci profité waale sax daal di liñatu bépp oto yi nekk ci biir kuréel yooyu ci biir autolikaay bi di L'As ñi bokk ci syndicat de l'administration di rafetlu nag décision boobu nga xam ne moom la njiitu réew mi jël jëmale ko nag ci wàllu jëndum oto yi ndaxte daal mbumbaay gu metti lañ ci nemmeeku woon wante it ña ngay ñaan njiitu réew mi mu gën a liñatu bu baax a baax ndaxte bu ñu jëndulee oto rek ñu ngi koy loué te loolu tamit koppar gu takku lañ ciy dugal feebar bii di coronavirus autolikaay bii di critique mi ngi ñuy xamal ne ma ngay tiital nag askanu réewum Sénégal rawatina nag fii ci biir Dakar ndaxte ñu ngi ñuy xamal ne benn waay moom moo fësal ci réseaux sociaux yi ne am na ay chinois yu bëri yoo xam ne nag da ngay dellusiwaat nag fii ci biir Sénégal moom moomu sax daal di xam ne li ni mel nee na fa muy liggéeyee ay chinois ñoom ñoo ko moom te dafa nemmeeku ne ci fan yi yëpp daal chinois yaa ngi ñibbisiwaat am na kenn sax ku ci jotoon a feebar di wax nag ne diggu ginnaaw gi moom mooy métti ba ñu daal di koy yóbbu ci l'hôpital nee na loolu yëpp nag daf koo tiital moo tax mu daal di fësal ay kàddoom ci réseaux sociaux yi autolikaay bi di l'évidence ne kon nañu ko wax de wàllu coronavirus moom mu ngay indi tiitaange fi nga xam ne nag moom mooy ci biir réew mi wal daga caram nag la ñuy jeexalee njëkkee ko ak stade du Sénégal ga ñuy tabax fa li nga xam ne nag moom mooy ca Diamniadio tey ji sax la njiitu réew mi fas yéene nag amal tegum xeer gu njëkk gi wante suñu naatango yi la ñu gis moom mooy ne stade boobu nag dafa cher ci li ñu koy tabaxee ndaxte koppar gu toll ci 156 milliards la ñu war a jël ngir tabax ko te pourtant de boo gisee fa li nga xam ne nag moom mooy ca Côte d'Ivoire daal dinañu fay tabax benn stade olympique ci koppar gu toll ci 50 milliards fa li nga xam ne tamit moom mooy ca Rades stade de 60 000 places la ñu fa tabax ci 49 milliards ba léegi ci wàllu tàggat yaram culikaay bii di enquête tey ji amal ab gëstu gu yaatu jëmale ko ci wàllu athlétisme fii ci biir Sénégal ñu nemmeeku ni ñuy yëngatu ci wàllu discipline boobu daal ñu ngi jànkonteel ak ay jafe-jafe yu tar ndaxte amuñu sax fu ñu dawee ci ni mu waree fédération bi leen ëmb tamit amul ay jumtukaay ñi nga xam ne la ñoom ñoo nekk ca ministère des sports faalewuñu leen te pourtant fii ak ñaari at réewum Sénégal dafa nar a dalal Jeux olympiques de la jeunesse te ñaari stade yi nga xam ne nag moom moo fi baax dañu ko tëj loolu sax moom moo tax ba nguur gi taxaw na teem ngir ñu daal di tabax stade du Sénégal li moo nekkoon ba tëjukat yi li gën a fës ci biir autolikaay ji ñu leen di ñaanal njaxtu bu bës ak